asalaamaaleykum suñu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ci chaîne YouTube seen Agri Digital tey ñi nga amaat donc contentement donc di teewaat fii ci suñu deuxième numéro ñun ak waa seen Agri Digital di leen présenté waat donc yenn aspects yi nga xam ni donc moom la ñu donc nekk di liggéey ak ñoom donc suñu présentation comme ni ñu ko doon waxee donc man maa ngi tudd Yamar Niang maa ngi nekk donc ingénieur donc agronome spécialisé donc ci domaine donc agriculture nekk di liggéey fii nii ci. Bon, asalaamaaleykum, Ousmane Fall 55e promotion filière agri. Bon, tey dañuy ñëw am occasion fekk fii ngeen nekk seen deuxième numéro seen Agri Digital. li nga xam ne nag dañ koy def ci loolu tey dañoo ñëwoon donc ak seen Agri Digital. préparation bi nga xam ni moom mooy donc plan yi nga xam ni moom la ñuy cultiver pour yóbbu leen donc ci terrain bi répliquer leen pour ñu mën a continuer donc assurer donc seen cycle. te si pépinière boobu nag am na si ñaari fànn bi ci njëkk dañ koy defee ci suuf am na yi nga xam ne nag dañ koy def moom la ñuy waxee hors sol ci hors sol bi nag moo xoolee ci suuf bi pratiquement amul problème dañuy ñëw rek donc préparer donc si suuf bi def pépinière mais bu dee hors sol bi mën nañ utiliser donc différents types de matières yi nga xam ne tey dinañu mën a permettre ñu def hors sol lu ci mel na alvéoles yi mën nañ leen utiliser donc def ci pépinière en utilisant donc les terreaux wala lu ci mel ne ay germoires aussi mën nañ ko utiliser am na ci ay germoires yi nga xam ne matière bi donc c'est des polystyrène moom lañ utiliser donc pour def ay pépinière wala lu ci mel ne donc utilisation donc ay support mën na nekk lu nekk mën nga jël sax siwo nga def ci pépinière wala nga jël bidon nga dagg ko nga étaler ko. tey ñu ngi taxaw fii ànd ak seen Agri Digital pour defal leen pépinière en plein terre mooy pépinière yi nga xam ne ci suuf lañ koy def léegi nag pépinière bi ñuy def ci suuf ñu ngi commencer par lu ñuy wax délimitation piquetage ça veut dire que ñun actuellement tey suñu pépinière bi ñu ngi koy def ci benn planche bu ñuy planche 2 mètres carrés léegi nag dañuy commencer ñu délimiter planche bi pour que ñu mën a continuer yeneen opération bi. dañu jël corde bi ñu takk ko dañu njëkk rek piqué fekk na ne lonkal bopp bi ci bële waaw léegi nag dañu am benn ligne bi ñuy nekk am fii nii ñun moom la ñu wax suñu ligne de base suñu ko lonkee ñu xëcc léegi nag ci beneen côté bi foog ñu génnee perpendicularité mooy angle droit bi léegi nag am na ñu lu ñu utiliser muy mètre 3 4 5 dañu jël décamètre bi jëlal décamètre bi côté bële da ngay génnee foofu noonu 3 mètres côté boobu rapidement 3 mètres yi yokkal sa loxo 40 centimètres 40 bi ci topp nga def 50 carrément hypoténuse nga génnee fi arc de cercle rapidement voilà nga marque point bi léegi nag nga defaat benn piqué ñu defee nii ba pare léegi nag comme suñu planche bi planche de 2 mètres carrés ça veut dire que longueur bi moom mooy nekk 2 mètres largeur bi dafay nekk 1 mètre mais comme dafay am ay ado mooy fi nga xam ne moom mooy téye ndox bi pour que mu bañ boo arrosé mu génn dañ ciy yokkaale 20 centimètres kon du ñu jël 1 mètre comme largeur mais dañuy jël 1 mètre 20 ci largeur bi. léegi nag bu ñu defee nii dañuy takk corde bi génne 1 mètre. nga takk takkal sa loxo léegi nag boo gisee li ñu délimité nii moom mooy planche 2 mètres carrés longueur bi dafay nekk 2 mètres largeur bi nekk
1 m 20 dañuy jàpp ni donc 20 centimètres yi ñu ci yokk yi yooyu noonu moom mooy tax ñu former ado yi nga xam ni moom mooy tax ndox bi bu ñu arrosé du déborder léegi nag comme jeexal nañu délimitation piquetage bi pour jàll ci yeneen état bi dañuy def lu ñuy wax pré irrigation maanaam dañuy jël arrosoir yi ñu tooyal ko ndox ba mu tooy pour que ñu mën a def yeneen opération yi tooy pour que yeneen opération yi mën a jàll ak base yi arrosé léegi pré irrigué nañ ba pare instant bi nag dañu koy bàyyi suuf bi naan ndox bi nga xam ne day wàcc si suuf parce que yeneen opération yi ñu soxla day soxla suuf bi tooy ba nga xam ni pour que bu ñu mënee def ay déchage rek yooyu noonu nga xam ni daf ñuy dimbali bu baax si liggéey léegi suñu planche bi ñun dañ koo def planche 2 mètres carrés mais nekkul que ni fooy defee pépinière rek planche 2 mètres carrés ngay def planche yi mën nga jël planche yi nga xam ne mën na dem ba 10 mètres carrés mais lan moo ci am solo mooy planche bi largeur bi ngay defar warul dépasser 1 mètre 20 parce que lu tax ñu jël ko si 1 mètre 20 parce que on suppose que nit bi nga xam ne dafa war a liggéey ci planche bi buy liggéey mën na taxaw si benn côté bi liggéey si 0,5 yi bi nga xam ne moom la planche bi concerné bu paree mu jàllaat si beneen côté bi liggéey si 0,5 yi parce que dina ko dimbali ba opération de travail yi nga xam ne moom lay def ci biir yi ci mel ne donc mbay mi nga xam ne dafay dindi ñax bi ci mel ne fertilisation bi mooy indi engrais yi muy indi wala arrosage bi muy def dina ko yombalal liggéey bi loolu moom moo tax largeur bi nga xam ne da nga koy jël warul dépasser 1 mètre donc vingt yi nga xam ne moom ngay jël mais le choix nag entre si kii bi moom mën nga jël ba ay planche 10 mètres carrés ça veut dire que souvent longueur bi moom mooy dem ba 10 mètres. léegi nag li ci topp comme pré irrigué nañ ba pare ça veut dire que humecté nañu tooyal nañu suuf bi mu tooy léegi li ci topp moom mooy dañuy jël pelle yi ñun nag pelle ronde lañu yor fii mais pelle bu nga xam ne moom mooy bêchage mooy pelle carré yi. boo leen amee pelle carré mën ngeen ko jël di ko bêcher même aussi boo leen amee pelle ronde mën na ko def mais ce qui est recommandé mooy pelle carré yi moom la ñu war a utiliser bu ñuy def bêchage léegi nag bêchage bi ni ñu koy defee nii la. nga remuer ko te remuage bi nekkul lu dul da ngay jël partie bi nga xam ne moo nekkoon suuf nga yëngal ko parce que suuf bi day compacté boo ko tooyalee ba pare fokk nga bêcher ko bêchage bi retournement la boo defee nii nga tourner à ce que nga gis suuf bi day nooy. day amoublir léegi nag da nga koy def par planche bi yëpp nga bêché ko nga def bêchage bi total li ñuy wax ni moom la ñuy wax bêchage bi moom mooy retournement bi pour que ñu gën a nooyal suuf bi ba nga xam ni donc instant bii nii suuf bi day nooy parce que moom moo koy amoublir donc comme instant bii nii terminé nañu bêchage bi dinañu mën a nekk nag jàll ci yeneen opération léegi nag bu bêchage bi jeexee soo gisee boo retourné suuf bi da ngay gis ni dafay am ay lu ñuy wax ay xob France moom la ñuy wax mode de terre léegi nag lii boo ko tasee nii rek nga arrosé ko da ngay gis ni dafay am ay kàmb ci biir moo tax dañuy def lu ñuy wax nga jël ko nii nga dóor ko carrément nga dóor ko yëpp pour que xob yi nga xam ne yëpp dafa nekk ci suuf bi léegi nag boo la xoolee terminé nañu li ñuy wax émiettage mooy instant bi lépp lu nga xam ne kogg la ci biir kii bi toj nañ ko léegi nag dañuy continuer instant bi ñu def ce qu'on appelle le nivellement instant bi boo arrosé
ndox bi am na fu mu mën a ëppee moo tax foog ñu def lu ñuy wax le nivellement léegi nivellement bi dañ koy maasale léegi nag boo leen xoolee ni nivelé nañ ko ba pare mais buñ ko nivelé ba pare balaa ñu continuer def yeneen opération yi foog ñu génnee lu ñuy wax léegi nag ado yi buñ koy génnee ñu lañ koy génne léegi boo leen xoolee instant bii nii presque suñu planche bi pare nañ ko préparé nañ ko mais léegi nag comme defar nañ ko nii ba pare si la ñu xool planche bi nag xam nañu 2 mètres carrés la si la ñu xool li nga xam ne moom la ñuy jël si fumier ak li nga xam ne moom la ñuy jël si engrais. bu ñu paree jël engrais bi ñu def ko ci kaw après su ko defee ñu def ko lu ñuy wax enfouissement maanaam suul bi léegi nag comme pépinière la ñuy def su dee place de pépinière yi bu ñu koy suul dañ koy dugal ci suuf ba nga xam ne day dugg de 10 à 15 centimètres de profondeur donc bu dee yeneen yi am na ay yeneen normes mais yooyu après bu ñu ci ñëwee dinañ ko expliquer léegi nag dañuy xool engrais bi ak fumier bi ñu am léegi ñun fii dañuy utiliser engrais 6 20 10 bu doon 10 10 20 bi la ñu am dañuy raisonner à 200 kg à l'hectare nga xam exactement suñu planche bi ñaata la ñu piqué ñu natt ko léegi nag comme engrais 6 20 10 la ñu am dañuy raisonner à 160 kg à l'hectare ñu natt lu ñu ci soxla ñu indi ko fii nii léegi nag 160 kg à l'hectare bu ñu ko traduire en par mètre carré daf ñuy dikkee 1,6 non 16 grammes day dikkee 16 grammes par mètre carré kon pour engrais bi comme 2 mètres carrés la ñu am dañuy soxla 32 grammes moom la ñuy soxla ci engrais bi bu dee donc fumier bi dañuy soxla 25 tonnes à l'hectare de ce fait bu dee mètre carré bi daf ñuy dikkee 2,5 kilogrammes donc 2,5 kilogrammes su fekkee dañ ko def ci planche 2 mètres carrés daf ñuy dikkee donc 5 kilogrammes moom la ñu def mais dañuy dem ñu natt ko pour que ñu indi léegi dañuy def fumier bu ñu paree ñu teg ci engrais bi. tey nag balance gaa yi nii dañuy jël balance bi dañ koy taare para boo tegee beneen gabarit bu supérieur ak bi nga xam ne mooy normal bi da ngay gis ni aiguille bi dafay déplacé bu subaa dañ koy yóbbu ba 0 su ko defee ñu jël bii nag du fumier mais bii compost la léegi ñu natt ci 5 kilogrammes. léegi 5 yi moom la ñuy jël nga xam ne dañuy ñëw ñu épandre ko ci planche bi. bu ñu ko épandre ba pare côté yi nga xam ne amuñu su boobaa dañuy jël râteau bi ñu xëcc leen ba ñoom ñu am parce que comme dañ koy jox pour ñëpp dañoo war a seet voilà la buñ defee nii ba ñëpp am léegi nag comme pépinière la am nañ ay quelques débris nga xam ni
comme décomposé wul woon mën nañ ko génnee parce que compost la ñu génnee leen ba defee ñu maasale ko léegi nag bu ñu paree ñu ñëw ci engrais bi dañuy natt 32 comme 32 la changé nañu aussi gabarit bi ah comme ñu taarewaat ñu delloo ko. su ko defee moomeet ñu jël tas ko ci. léegi nag bu ñu defee engrais bi ak fumier bi ba pare mooy li ma leen waxoon dañuy jëlaat peel yi bu ñu jëlee peel yi déjà dañuy dugg ci biir waxoon naa leen bu ñu koy enfouir dañ koy dugal de 10 à 15 centimètres ñu jël ko tourner ko comme ça nga xam ne moom lañ koy dugalaat ci suuf ñu koy retourner à ce que moom mu répondre profondeur bi nga xam ni moom lañ ko soxlaa. léegi nag boo xoolee pratiquement instant bii di terminé nañu donc baissage bu ñuy wax bu mu ànd ak enfouissement bi soo xoolee engrais bi yëpp dugal nañu ko suuf su boobaa nag dañu utiliser waat suñu rato yi pour que instant bi ñu continuer waat niveler ko mais nivellement bi soxlawul xëcc suuf da ngay tasaar rek koo xaw naka def ay kii da nga koy def légèrement parce que aussi li nga tas ba mu tas nii bëgguñu ku ci nekk fu mu ne nii mu dem ci partie ba nga xam ne fu mu ne nii bokk ci woon mais gis na ñu koy tasaat nii. léegi nag comme instant bi nivelé nañu def nañu suñu amendement indi nañu suñu fumier indi nañu suñu engrais bi léegi dañuy traité suuf bi parce que aussi tamit pépinière ci suuf boo koy def da nga koy traité lu ci mel na donc insectes yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci sol bi surtout lu ci mel na courtilières yi nga xam ne ñoom ñoo gën a sonal boo mel ne boo defee boo semé donc ñu sonal la donc wala yeneen insectes yi am dañu nekk suuf ak nga def aussi traitement bu nga xam ne c'est un traitement nématicide aussi tamit parce que suuf bi comme xamoo lu fi nekk donc li gën a wóor boo defee donc say pépinière da nga koy traité avant ngay def pépinière bi nga def traitement nématicide pour en cas donc pépinière yi bañ a am benn problème donc au moment de ñu leen di répliquer. léegi nag donc ñun fii bu ñu utiliser dañu utiliser insecticide ak nématicide ñu def mélange donc ñu raisonné bu nekk donc à 40 kg à l'hectare de ce fait suñu jëlee mètre carré bi daf ñuy dikkee 4 grammes donc bu ñu defee 2 mètres carrés yi daf ñuy dikkee donc 8 grammes. léegi nag insecticides yi ak nématicides yi bëri na ay façon mais façon yi yëpp boo xoolee lu ci ëpp si matière active yi du am différence mais problème bi mooy au niveau des non commercial comme actuellement tey bi ñu utiliser nii non commercial bi boo ko gisee mooy Travant bi mais boo xoolee matière active bi moom mooy chlorpyrifos moom moo nekk matière active bi alors que soo jëlee am nañ fi beneen ba nga xam ni aussi moom tamit donc insecticide la mais non commercial bi Prival la alors que matière active bi dafa nekk chlore donc trifos éthyle am na chlore trifos éthyle bi rek moom moo leen différencier moo xoolee mel ne ñaar yëpp presque seen impact ci suuf bi amul différence bu bëri donc ñaar yëpp baax na pour nga utiliser ko comme traitement sol insecticide. bu ñu paree aussi dañu utiliser nématicide lii nématicide la donc non commercial bi vital la mais matière active bi oxamil la même da ngeen di gisaat si yeneen boutique yi boo leen doonee li ngeen di soxla moom mooy matière active bi mën nañ leen jaay yeneen produits yi nga xam ni non commercial bi dina changé mais toujours matière active bi oxamil la leen di jox donc nag moom la ñuy jël ñu mélanger ko ñoom ñaar su ko defee ñu natt donc dañuy am comme dafa tuuti te amuñu balance bu nga xam ne mën nañu dimbali mën nañu jël gabarit bi nga xam ne dafa ñuy servir à 8 grammes su ko defee ñu natt ko donc bii nii insecticide bi la donc tey amuñu nématicide mais donc ce qui est recommandé bu ngeen koy def ngeen traité ko mais bu ñuy def donc simulation bi ci kii bi donc dañ koy jël donc en principe.
paree nga xam ne da ngay jël donc sa râteau boo jëlee râteau bi nga enfouir ko à 5 centimètres de profondeur. produit bi su ko defee mu dugg ci suuf. léegi nag instant bi def nañu suñu fertiliser nañu kii bi comment traité nañu suuf bi pardon ba pare donc ak insecticide ak nématicide léegi nag dañuy def si yeneen opération yi nga xam ne moom moo ci topp. luy gën a permettre nga def nivellement bu nga xam ne moom mooy nivellement total ba nga xam ne booy placé nañ rek graines yi bu ci nekk dafay nekk même niveau que les autres parce que comme graines yi dañoo sew bu nga xam ni instant bi profondeur de semis bi foog nga respecté ko parce que bu gën a dugg bi ci suuf rek mën na am problème mu sax te donc ñoom ñëpp dañu war a répondre à 3 fois seen taayu graine bi donc bu ñu utiliser règle à planter bi dañ koy jël comme souvent maçon yi li ñuy def dañuy def la mooy appelle un dressage ça fait étape ñu yóbbu suuf bi mais dañ koy def ba nga xam ne da ngay gis ni soo paree dañu am nivellement total boo xoolee dèjà maa ngi commencé rek da ngay commencé gis ni amoon na différence niveau. léegi nag lépp luy impureté nekk ci biir parcelle bi aussi da nga koy génnee. ay pépinières en ligne semis bi en ligne mais boo xoolee comme dañ ko def semis en ligne day am ay écartement yu nga xam ne donc entre lignes yi day nekk 20 donc boo xoolee presque yeneen pépinières yi ñuy def yëpp nga xam ne si maraîchage la boo koy def pépinière da nga koy def écartement entre les lignes nga def 20 centimètres. maintenant bu fekkee oignon la nag moom booy def pépinière am en plein terre écartement entre lignes yi mën nga ko def 10 mais bu dee yeneen spéculation yi boo ko jëlee comme ay tomates donc ay chou-pommé ak yeneen yi yooyu noonu boo koy def en plein terre donc écartement entre lignes yi da ngay def 5 donc dañuy teg règle kii bi donc décamètre bi moo tegee décamètre bi première ligne ah donc première ligne da ngay bàyyi donc 10 boo xoolee fu mu commencé nii nga bàyyi 10 donc nga jël première 20 nga jëlee première 20 nga jël deuxième 20 nga continuer. maintenant ñu dem ci beneen côté bi ñu tegaat en même temps ñu jël commencé côté bi ñu génnee 20. léegi nag boo xoolee comme marqué nañ ko ba pare léegi dañuy jël règle à planter bi su ko defee ñu génnee donc sion yi demal catégorie donc su boobaa kenn day toog seen ñu teg première da ngay utiliser partie bi nga xam c'est la partie tranchante mooy côté bi nga xam ne moo gën a ñëw parce que boo tegee nii doo am ay sion mais nii nga koy tegee nga teg. def nañ ouverture sion yëpp léegi nag boo xoolee diggante ado bi ak départ sion yi da ngaa war a bàyyi 10 centimètres parce que au fur et à mesure du temps que ngay utiliser di arroser da ngay gis ni ado yi dafay affaissé wu maanaam dañuy wàcc te bu ñu wàccee dañuy ñëw si ligne yi soo ko bàyyee noonu da ngay gis ni boo defee bu pépinière bi jógee daf koy suul yow boobu dañ koy wàññi ci sa fait côté bi da ngay bàyyi 10 centimètres beneen côté bi aussi nga bàyyi aussi
10 centimètres. mais nag préparation bi presque terminé nañ li ñu waroon def ci opération yëpp def nañ ko léegi nag boo xoolee instant bi semis bi moom moo ñu des. léegi nag bu ñu paree gis nga ubbi nañ ko ba pare dañuy jël mën nga nekk benn nit nga def sa benn 50 centimètres bi nga teg. léegi soo xoolee teg na ko mais foog nga wut après boo pare benn bant bu ndaw ba nga xam ni yi nga xam ne dañoo laalante ak yi nekk ci biti nga dugal leen yi nga xam dañoo laalante nga teqale leen dañoo war a dend nii rek parce que bu ñu teg la ko bu ñu sax dañu am problème pour ñu jóg dañuy gêner te loolu moo indi pépinière bi di am promiscuité ndax yii dañuy jóg sax ci kaw yii nii de ce fait du ñu nekk ci même condition normale te loolu après dafay impact aussi ci seen màgg bi moom mooy tax léegi dañuy recommander ba pare nga jël sa bant nga topp nii nànk-nànk nga xool yi nga xam ne dañoo teg la ko ak yi nga xam ne nekkuñu ci normal ak yi nekk ci kaw ñu mu dugal ko parce que yi nekk ci kaw aussi tamit bu ñu suuliwul dañu exposé wu ak sol bi dañu exposé wu ak kii bi soleil bi de ce fait du ñu sax léegi boo paree ba nga ubbi leen nii ba nga pare donc instant bi wóor na la léegi ligne bi lépp c'est bon su boobaa da nga utiliser sa baaraam bu mag bi ak bu ci topp bi nga téye ko nii comme genre ciseau léegi na nga commencé di suul. léegi boo ko suulee ba pare day baax nga xaw ko laal ak sa loxo xaw ko naj mais kenn waxu la nga bës ko nga koy laal nii xaw ko wàccee parce que aussi di nga ko tëj nii foog nga sachet poche d'air yi maanaam day am air ci biir te air boobu muy am ci biir mën na ko sonal ba du sax léegi moo tax da nga koy xaw laalaale nii mu wàcc ba mu am contact entre sol bi ak graine yi mais pas nag nga naj ko bës ko ba nga xam ni contact bi day mekk ba nga xam ni mën na ko gêner mu def leneen nii nga koy def nga def ko lii yi nga xam ne sëni nga ko yëpp. léegi nag bu ñu paree comme essence bi semé nañ ba pare dañuy jël ndox donc ci arrosoir yi donc nga positionné wu. donc aussi tamit nga éviter compact yi donc su amee donc impact goutte d'eau yu metti ci biir kii bi da ngay gis ni day suuli graine yi nga suul donc booy arrosé da ngay commencé donc nga commencé ci biir pour nga éviter tout ce qui est compact yi. arrosé ko ba mu tooy. indi benn ombrière. léegi nag protection bi moom boo xoolee de manière habituelle li nit ñi doon utiliser mooy bu ñu paree ñu wut ñax ñu muur ko ci kaw c'est pour que ñu protéger ko ak soleil bi nga xam ne tàngoor bi donc du am impact yu nga xam ne day am ci suuf bi ba suuf bi du gaaw wow en même temps daf koy téye ba nga xam ne aussi tamit ñax du ci gaaw sax
donc da koy protéger donc ba pare aussi tamit dina mën a gën a booster donc germination bi ci suuf mais dañu gis ne ñax boobu noonu souvent day am problème parce que ñax yi ñu utiliser boo utiliser zone yi nga xam ne dafa ay termites souvent boo étaler donc ci kaw pépinière bi bu amee humidité rek da ngay gis ni termites yi dañu attaqué ñax boobu te bu ñu ko attaqué en même temps dañuy dugg ci suuf dañu attaqué waale donc graines yi nga xam ne ñoom semé nga ko ci suuf léegi nag moo tax léegi nag tendance bi mooy ñu jéem matière yi nga xam ne peut-être que boo ko utiliser donc pour protéger donc pépinière bi da ngay gis termites yi du la ci sonal donc mën nañ utiliser ombrière donc comme ni ñuy def li ñu doon def ci kii bi rek la ñuy def li ñu doon def ci taw kii bi ñax bi dañ koy jël ñu muur ko ça veut dire que bu ñu ko jëlee muur ko day am système de protection soo ko muuree nga wut ay xeer nga teg ci côté bi wala nga jël suuf jël peel donc nii lañ koy def bu ñu paree ñu muur ko nii wut luñ ci teg léegi heure bu ñu arrosé bu ñu ñëwee ñun mën nañ ko muuri arrosé bu ñu paree ñu muuraat non seulement dañ koy muur dina mën a téye donc humidité bi bu baax maintenir ko ba pare aussi tamit dinañu mën a éviter donc problème ak termites yi léegi nag li ci des nii comme pépinière bi def nañ ko lépp ba pare na léegi nag li ci des moom mooy entretien bi toppatoo bi nag lenn rek la mooy da ngay continuer di arroser donc copieusement à ce que ku nekk zone bi nga nekk di fa liggéey donc température bi ni muy doxee foofu noonu ak ngelaw bi ak suuf yi bokkul donc kenn du mën a recommander aussi tamit ni temps ndox ngay utiliser mais ku si nekk pépinière bi ngay def da nga ko war a suivre de jour au jour nga xam ni tey yaa ngi veillé ci pépinière bi à ce que du manqué ndox mais aussi tamit du ëpp ndox parce que di ko arrosé ba mu tàmb aussi tamit ba ngay gis muy def ay verte ci kaw di am ay dépôt algue mën na lebal donc semence bi nekk ci biir ba du sax donc arrosage bi dafa nekk lu nga xam ne da ngay nekk de manière copieuse nga xam ne da ngay maintenir donc arrosage bi correctement donc aussi tamit di veiller à ce que mu bañ a am donc benn problème ba nga xam ne levée bi donc jot na. bon Yamar Niang moom dañ ñëwee potager c'est pour acquérir de l'expérience donc moom ak monsieur boobu lañ fi nekkal mais wax dëgg yàlla ñu ngi siy jàng lu bare quoi wax dëgg yàlla bon comme li ma doon bu ñu ko doon fàttali sànq si planche pépinière bi ngay defar bon bu nawet bi ak bu noor bi bokkul bu fekkee nawet la ndox mi day ñëw nekkul si sa volonté yow amoo maîtrise eau bi donc bu fekkee bu nawet bi la nag bu noor bi la yow yaay am maîtrise eau bi moo tax planche su noor mën naa may adu planche bi nga xamante ne noor nga ko defar noor ngay pépinière mën naa may adu mais su fekkee nawet la warul am adu planche bu convexe lay doon planche bi day am niveau bi nga xamante ni si côté bi day wàcc quoi donc moom mooy am niveau de ce fait bu ndox mi wàccee bu tawee ndox mi day dal si planche bi wàcc mais bu fekkee xamante ni moom nga war a def nawet ak noor bokk loolu mooy différence bi tey dañuy ñëw am occasion fekk fii ngeen nekk seen deuxième numéro Sen Agri Digital avec monsieur Yamar Niang dans le potager de l'ISCAR bon ñu am occasion fekk ko wax dëgg yàlla kontaan si trop tamit di leen encourager yéen waa Sen Agri Digital di leen wax bon courage et que seul le travail paye yéen a ngi def benn bon boulot bi nga xamante ni yàlla na suñu borom